àdduna bi mu sosoo ba léegi nit ñi di dox di daje ba mbëggeel ak cofeel juddu ci boobu cofeel ñu jagleel ko ab bés muy di 14 février ñu duppee ko Saint-Valentin di bésu mbëggante waaye dencante yi di ko màggal saay su ñëwee ci anam bu nekk wante ñi nga xam ne seeni boroom kër dañu làqu di ci fàttaliku seeni jamono. waaw xam nga Saint-Valentin bu ñu waxee rek mbëggeel ñun dañoo yàgg di mbëggeel ak suñu jëkkër ndax tey fu ñu sañoon tey même bu doon raam sax mu ngi nekk ak moom parce que ñun chaque jour rek Saint-Valentin la woon ci ñun surtout que ñu toog ba léegi nag macha allah mu dëdduñu fii am na fi ay veuves yoo xam ne 15 ans de veuvage 16 ans de veuvage man mi depuis 2016 la sama jëkkër gaañu. di ko feete à notre façon ndax wéetuñu ndax ku am doom rek wéetoo waaw dañ koy passé ak suñuy doom di ko passé ñun tamit entre ñu. ko daan dund nag dund bu neex nag ndax dañ ko daan def feet ci kër gi mu jënd ay ganaaram jënd lépp ne nañ leen feet nañ leen noos ba mu fa jógee léegi nag amu fa dañ koy débrouiller rek démb sama sët bu mag bi ki ñu fàllu dafa indi ñaari pom dama maam Saint-Valentin ndax kii doomu Wally Seck nee na le 13 day commencé ma ne ko kon nag demal nga denc ne ba pom yi ba le 13 ñu commencé ko mu ne ma kon naa ko lekk bu le 13 ñu jëndaat. sa premier jëkkër moom amul remplaçant waaw musul lekk bàyyi ñu maa doon ñetteel bi waaye musul lekk bàyyi ñu. ñi nga xam ne ñoo ñàkk seeni boroom kër ñu leen di woowee veuve ay boroom xam-xam di ko faram fàccee. la veuve mooy jigéen bi xam ne jëkkëram dafa gaañu waaw te elle n'est pas encore remariée jigéen boo xam ne sa jëkkër gaañu na te amaatoo jëkkër waaw boobu nag am nga statut veuve mais une fois que nga remarié tu n'es plus veuve. tenje baatu wolof la ihdaad la ko arab yi di wax lu muy tekki mooy ku jigéen ku borom këram làqu ñu ne amul droit ci toilette amatul droit ci génn doxi lu dul soxla su ñor amul droit ci seyaat feek weesuwul 4 weer ak fukki fan kooku texte la ci alquran. waaw xam nga moom la ñuy wax tënj waaw tënj maanaam jamono la li tax ñuy tënj day fekk dañu nekkoon ci buum nekk ci buum yàlla def borom kër gi ku góor ki walla ku jigéen ki wàññeeku su wàññeekoo dinañu toog diir goo xamante ne ki tënj gi am na lu muy tekki ci sociologie anthropologie day tekki jamono joo xamante ne yi balaa ñuy jàll ci beneen nekkin dinañu tënku toog am ay rituel yu bari lu ñuy def mais waaye li muy signifier li muy tekki mooy li ñuy wax travail de mémoire fàttaliku loo xamante ne it dañuy jëfe mooy ci solu ci génn parce que période boobu ku jigéen ki walla ku góor ki ci ku jigéen ki d'ailleurs la gën a metti dina wàññi ay tànkam. ñàkk seen boroom kër doon lu jafe ci ñoom mu nekk luñ dul fàtte ba faaw. une fois que nga ne veuve rek tu es marginalisé boo ne veuve rek soit que ñu faxas sa nopp mbaa kenn du la recevoir mbaa kenn du la faale comme veuvage bi dafa nekk maladie boo xam ne dafay wàlle. xam nga xamuloo daw dépense xamoo daw dara xamuloo fay courant xamoo fay ndox yàlla dogal moom mu jóge fi tey nga nekk fa xale yu màggaguñu ngay nekk di daw fu ne pour mën a matale yooyu sant yàlla nag ndax bàyyil nañu kër gu ñu dëkkee waaw waaye li nga xamante ne moom ala kulli alin moom il faut nga jëfandikoo ko yaa koy dawal sa bopp. nekk veuve fii ci Sénégal doon lu jafe ñenn ñi ñu beddi leen ñeneen ñi di ko dund ak ay charges yu metti na torop metti na torop lépp maa ko yor wante damay sant yàlla torop am naa ay rakk am naa ñu ma mën a dimbali wante duñ ma jàppale ay xale yu ndaw la ma sama borom kër bàyyil
lu ma may sens luyewu ma bàyyil na ma tuuti lu ma mën a ñaari néeg yu ma mën a bokk ak samay njaboot. waaw ci association bi la ñuy faje suñu soxla ndax dañoo néew doole te famille boo ci gis ña famille ba bokk sa jëkkër ña mu bokkal bu ñu amee doole duñ la jàppale duñ la sax xool man sama famille jëkkër jeexaluñu waaye dañ ma isolé maak samay doom ma jàppanteeg samay doom nag te yàlla rek tax këppaguma sama cin bu ñu xëyee war a ndékki dañuy ndékki ba suur. jafe-jafe yooyu tax na bëggatuñu dara ci seen àdduna seen yitte rek mooy gunge seen njaboot. ndax jàppale leen te macha allah xale yi tamit nekk xale yu baax yu neex a jàppale ay góor lañu waaye macha allah yàlla boole ma ak ñoom ñu am ak ñoom déggoo bu baax nag. ñun suñu sax yëpp mooy ñu jéem a uuf suñuy njaboot te ñun yàlla may nañu suñu doom bi dañ leen encadré ndax ñun bëggatuñu or bëggatuñu mbubu bëggatuñu dara suñu épanouissement doom rek la ñu bëgg. jigéen ñi ñàkk seen jëkkër di dund ak mettitu xol ñu dem sax ba leen di tuumaal ñenoo rey seeni jëkkër. ki seen maison conjugale bi seen jëkkër nekk bi seen jëkkër gaañoo mu nekk une maison familiale la belle famille dañ lay bundu xatal di la sonal tuye des fois ñu ne dañ lay menacé dañ lay accusé de sorcellerie sa jëkkër yaa dee na yow yaa ko rey yaa ko envoûté ba mu dee ñenn ñi dafa am wax ju neex parce que tamit na amutoo fa ko la doon protégé nekkatu fa. soo ñëwee Sénégal nit ñi dañuy jàppewuñ ko noonu mais ñoom ci seeni gis-gis ki nga xamante ne dañuy jàpp ne que ku jigéen ki dañuy ñëw ci société phallocratique boo xamante ne bi dee su amee rek ku jigéen ki am na lu mu ci joué moo tax nit ñi dañ koy moolu di ko moytu dafay mel ni que moom moo andi dee gi wala dañuy mel ne moom moo ay gaaf de sorte que dañuy moolu bañ mu wàll leen mais loolu c'est en terme d'interprétation loolu nag dafa def ba veuvage bi waroon nekk période boo xamante ne ku jigéen ki war na am soutien social ak famille dafa dem ba léegi demeetul noonu parce que veuvage day nekk période boo xamante ne bu. su ko defee nag ñi mu dëkkal muy mbokki jëkkër ja dañ ko war a wormaal te yaatal ko te dimbale ko te suturaal ko ñàkk ko yàqal buñ ko xas buñ ko gën a xataal buñ ko xatal loolu leen sharia wax ñoom itam wallahu taala alam. lu ni mel tax seen toogin ci kër gi du mën a yomb bu ñu sukkandikoo ci professeur Sylvain Ndiaye di ab kàngam bu xelam màcc ci wàllum anthropologie ak sociologie. ku jigéen ki c'est rare mu toog toujours ci kër goro yi parce que foofu mënu fa recevoir nit et cetera ci li ñu gis mooy day génn day dellu seen kër pour mën a entamer yeneen relation yi mais ci li ñu seetlu ci société yu bari am na dëkk yoo xamante soo fa ay Inde maanaam ñi nga xamante dañoo ñàkk seen borom kër dañ leen di taal parce que du ñu bëgg ñu dem dëkki ñoom kese wala ñu commettre li ñuy wax adultère waaw donc situation yu bari na selon les sociétés mais su ñëwee ci société bi ñu xam ñun Afrique de l'Ouest ginnaaw li ngay gis en Côte d'Ivoire et cetera Sénégal liñ fiy gën a seetlu loolu ci loolu lañ gën a seetlu ci Sénégal. muy wax ne yenn saay liy waral ñuy génn ca kër ga dafay fekk nañu nekkee woon nekkul nekkin bu rafet. ku góor ki su wàññeekoo liy tax ñu koy génnee wala ñu koy day fekk soit sëyul souvent deful mariage civil donc yoon mënu ko protéger. ou bien la manière parce qu'il faut pas généraliser parce que am na ay kër yu bari yoo xamante ne borom kër gi wàññeeku na ñi hérité mooy jabar yi ak doom yi mais nekk en de bons termes avec la famille ça dépend de la manière dont le mariage a été contractualisé ça dépend de la manière dont nit ki sëy na ak relation yi mu amoon ak ay gorom cela dépend aussi de la vision donc c'est très relatif ce n'est pas quelque chose de général mais c'est relatif c'est pourquoi cela daf ñu war a delloo aussi ci ñu delluwaat ci lan mooy mariage
mariage du man ak sama jabar kese ce qu'on appelle un élargissement de la parenté may yaatal mbokk donc suñu yaatalee rek bokk nañu nun ñëpp lii may nag boroom kër gi su wàññeekoo ku jigéen ki des ne ci kër gi la bokk am ci sañ-sañ day fekk aussi ca sëy ba na mu doxalee indexé wu ma jigéen mais damay analyser parce que loolu mooy may que ku góor ki su wàññeekoo yenn soutien social yi ku jigéen ki dina ko mën a recevoir. yi les problèmes dem ba ca seddoo héritage ba ndax yenn saay seeni doom dañuy am ay jafe-jafe ngir jot seeni ndono. bu sa jëkkër gaañoo certificat de décès ba tax nga mën a am pension moom la ñuy nëbb boo amee wujj certificat de décès ba lay nëbb mbaa say beaux parents te balaa ngay am constitué dossier pour IPRES il faut que loolu bokk ci si bien que léegi sa wujj boobu moom mooy fayeeku ci pension. yaa ngi dégg yow nag nga nekk ci dans la dèche loolu rek moo fi sës loolu rek moo fi ne. am naa problème nag problème du ci ñàkk wante héritage bi ci héritage bi waaw te sama borom kër bi mu gaañoo bu ma amul woon taan aadama mu jàppale ma damay ñàkk sama héritage wante moo ma ci taxaw moo ma dugal fu nekk jàppale ma moom moo xam yoon yi man xaw ma benn yoon. ndax dama teel a ñàkk sama borom kër 2016 laa ko ñàkk. da nga koy dund man dama koy dund ndax man dem naa ba sama jarbaatu jëkkër jaay sama kër gi bu sama jëkkër bokkoon ak yaayam ci seen dono yaay bi mu ko jaayee boobu sama borom kër ngi dund mais bi mu ko yëgee dafa mel ni dafa tiit ba jonkon daal ne baalu ma ko àddina baalu ma ko àllaaxira bi mu gaañoo fekk na doomam jaay na kër googu ba jëndal yaayam demi parcelle mu dëkk man sama jëkkër keneen ki mu bokkal kër gi. daal di ne man naa génn kër gi wala ma jaay ñu séddoo léegi laa koy nettali bi da ngeen a yegg si rek fekk may nettal loolu léegi sama doom yi dajale di daanoo ko jug ay maçon lañu ñii ay carreleur lu ñu am bu dee téeméer la ñu am ñu lekk ñeen fukk yi denc juróom-benn fukk yi dajale ba am li ñu am dem na sama bàjjan dañ lay teggi ànd ak seen yeneen bàjjan nag yu àndoon ak man bañ demee ñu teggi leen. maa féetewoo sama kër léegi bu ma amee sama dërëm lekk su ma amee sama fukki dërëm bokk ak samay doom waaye nag dëkk bi metti na ñun veuve yi sonn nañu metti na torop. ndaam sax l'islam lu ci wax ute lool ak li am bu ñu sukkandikoo ci imam Moustapha Guèye. miraas mooy dono mooy héritage loola yàlla nga ko bàyyi ci loxo yi ña war a donn su leen neexee ñu ne ñoom donnoowuñu su ko defee bu leen neexee ñu jël alal ja may ko ndaw sa walla jël lépp may ko benn doom walla bàyyee leen ko daal buñ juboowul nag ci masla loolu mooy indi miraas booba la sharia di taxaw nag ne kon nañ ko miraas maanaam nañ ko donnoo su boobaa jabar ji bu fekkee am na doom ak kii faatu su boobaa jabar ji am juróom-ñetteel lay jël ñu koy tuddee ci arab sumun bu fekkee amul ak doom nag ak waaja amul doom feneen amul daam su boobaa kaar lay jël maanaam am ñeenteel lay jël moom ndaw sa la ca des dellu ca mbokki ki faatu bu amee ay doom yu góor ak yu jigéen ñu seddoo góor ñaar jigéen benn bu yu góor rek ñu jël ko bu amul loolu xanaa am ay bokk muy ay frère ñoom it ñoo koy doon taxawaay boobu miraas daal masla rek la suñ juboo ci may ko kenn walla ñaar jàmm la buñ jubóowul nag booba la yoon di door a dugg ku nekk ñu ne sab cër lii la sab cër lii la ndax dañoo jubóowul ci masla wallahu taala alam ñu bari ci jigéen ñi ñàkk seeni borom kër di wax ne bëggatuñu keneen. bëggatuma ko ndax gisaguma fi ma sama borom kër féete woon ku ma fa mën a féete ndax dañuy ñëw nax la lekk li nga am tuut si nga am ñu nax la am ak yow doom tardé la say doom di féewaloo loolu tax ma toog di ko ñaanal rek waaw maa ngi koy ñaanal bu baax a baax.
barke sëñ Tuubaa bëgguma ko utuma ko sax kafew ma ko reewew ma ko bëgguma borom kër sama sët yi ñooy samay jëkkër xam nga lu tax dangay am fukki dërëm war ko bokk ak say doom ñu ñëw nga toggal leen ko ñu lekk say doom toog wala ñu di la dëddaleeg sa njob sa njaboot te man fi mu nekk nii ku ma bëgg a xaajaleeg sama njaboot rek ma bàyyi la. Sénégal tey ci li ñu gis moytandiku yi bari na de sorte que souvent veuve yi pour ñu amaat relation am keneen koo xamante ne ragalul ñame na jël leen comme soxna loolu ci ay seeni ay jafe-jafe la mais yooyu yëpp du culture loolu ay fait de société la ay forme d'interprétation sociale moo tax li ñu war a moytu mooy ñu jàpp ne que lépp lu ñu def rek culture la mais ça dépend ci li ñuy woowee culture du ci wàllu aada ci ñun mais ci wàllu interprétation société la parce que da ngay gis ku jigéen koo xamante ne kii day sëy borom këram wàññeeku mu sëyaat borom këram wàññeeku mu sëyaat borom këram wàññeeku nit ñi jàpp ne que kooku dafa ay gaaf waaw mais dañ nekk ci société boo xamante ne kii moom la ñuy wax une forme de féminisation ay aspects yu bëri yoo xamante ne bi même ku jigéen ki suñ ko indexé wule moom ci boppam day indexé boppam parce que day posé wu question waaw te Sénégal dañu seetlu ne ci soo xoolee chiffres yi dañu seetlu ne que entre jigéen ak góor ci biir kër góor yi ñooy gën a wàññeeku ko jigéen ñi mais loolu ce n'est pas ci intelligence ce n'est pas parce que ku jigéen ki dafa ay gaaf mais c'est simplement parce que les formes d'activité et d'implication sur le plan socio-économique xam nga moom moo tax. problème veuvage nekk lu jafe fii ci Sénégal jigéen ñu bari ak seeni njaboot di ci jànkonteel ay jafe-jafe yu metti wante lu ci mënti am war nañ xalaat aji ki dem ndax lu mu yàgg-yàgg danañ ko fekki fa mu tëdd.